alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dellusiwaat ak yéen ci Comme Actu fan yi ci ginnaaw am na ay yëngatu yu fi amoon ci dëkk bi ba ay nit génn di protester di wane seen ñàkk ànd bu ñàkk ànd ci yenn transformation yi nga xam ne gis nañ ne mi ngi am ci suñu société yi suñu dëkkin ak suñu nekkin ak ni ñu bëgg a yaree nit ñi ak li nga xam ne moom lañ leen di jox ci lu ñuy tuddee ay soi-disant liberté yoo xam ne dañ koy jox nit ñi jàpp ne sañ nañ am nañ àqu def ko loolu nekk ay mbir yoo xam ni buñ ko xoolee bari na ci loo xam ne dafay nekk luy nekk menace di gàllankoor suñu nekkin bi nga xam ne nekk nañ ko ndax bu yàlla defee ñu nekk ay doomu aadama yàlla yëkkati ñu jox ñu cër bi nga xam ne jox nañu ko ci kaw suuf def ñu nekk ne bu ñuy dund dañuy dund en société noonu lañ suñu borom subhaanahu wa taala doxalee te suñu borom subhaanahu wa taala moom la soob mu def ñun doomu aadama ñu nekk ay mbindeef yoo xam ne ni ñuy dundee fii ci kaw suuf dañuy dund en société muy jaxasoo bi ñuy jaxasoo ak di nekk ak di mottalante ci li mu waxoon ne nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia ak li mu waxoon ne wa laqad makkannaakum fi l ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish mooy suñu dund yàlla mi ngi ko def ci kaw suuf organiser ko de sorte que ñun dañuy dund en société ñun doomu aadama di mottalante léegi bu ko defee société boobu bu fekkee dañoo nekk di dund am na ay mbir yoo xamante ni moom moo ko war a protéger moo ko war a aar ba nga xamante ni nekkin bi ñuy nekk kenn ci ñi dëkk nekk en société du am ay doxalin ak ay taxawaay yoo xamante ni ci biir société boobu nga xam ne tabax nañ ko nga xam ne société wu doomu aadama la dafay nekk loo xam ne dafay menacer wat seen nekkin seen vivre ensemble ndax société du leneen lu dul le vivre ensemble la volonté de vivre ensemble comme loolu la nag dañuy dundandoo bi dañoo war a jéem a fexe ba kenn ku nekk jiital intérêt commun bi nga xam ne moo ñu mën a boole ñun ñëpp ñu nekk di dund sàmm suñu nekkin ak suñu ànd bi ñuy ànd nekkin bi nekk loo xam ne dafay màgg di jëm ci kanam di jur njëriñ lépp loo xamante ne nit ki xam na ne ci ay doxalinam bu ko dee def ci nekkinam bu ko dee def mu yàq ànd boobu yàq dëkkin boobu ak jàmm jooju boobaa moom dina def violence ci boppam mu góorgóorlu fexe ba loolu mu dakkal ko ndax jiital bi nga xam ne jiital na ko njariñ li nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk ñoom ñëpp te loolu moom mooy li nga xam ne mooy def seen mucc kon boobaa kenn dootul xool ne yow képp sa bopp ngay xool ak sa bëgg-bëgg même bu fekkee li ngay def dafay yàq nekkin bi da nga naan sama yoon nekku ci bu fekkonte ni doomu aadama noonu la war a dundee kon dootul jarati dootul amati sens ñuy nekk di dund en société dañuy beru kenn ku nekk dem ci àll ba dund yow na nga bëgg a dundee comme ni ko ñenn ñi di waxee di wax retour comme ni ko ñenn ñi di waxee di wax retour à l'instinct primaire di wax ne dañ bëgg a delluwaat ci xëy na ñoom liñ jàpp ne mooy njëkku doomu aadama ca nam nekkee woon di dund futteeku nekk ci àll bi akramakumullah maa ngi jégalu ci wax ji nekk ci àll ba di dund soluñu dara nekk comme ay bàyyi ma loolu ñu koy def léegi ay émission télé réalité di ko wane ci suñ télé yi mel na comme dañ ciy pousse nit ñi dañ ciy xirtal nit ñi ci wane ne loolu dëgg-dëgg mooy liberté doomu aadama loolu moo jiitu woon ci moom yeneen ci des yëpp ay contrainte la yoo xam ne dafa ñëwaat ginnaaw bi ñu teg ko mu nekk lu koy sonal ci dundam léegi loolu bu fekkente ni nit ki xam na ko kon dina xam ne am na mbir yoo xamante ni ci nit parce que doomu aadama du bàyyi ma doomu aadama dara jëlu ko def ko kilifa ci kaw suuf mu dundal kaw suuf peuplé kaw suuf di jariñoo lépp lu fi mën a nekk ci être yi fi nekk di leen jariñoo ci loo xamante ni moom day tax mu am bien-être mën a dund fii ba réaliser mission bi ko fi indi place boobu jëloo ko occupé wu ko noonu par hasard kon mënul am ci ay doxalin ak ay taxawaay loo xam ne dafay nuroo ak bàyyi ma yi nga xamante ni ñoom amuñu responsabilité boobu tey bu fekkente ni dafa am pollution ci kaw suuf kenn du dem di incriminer par exemple gaynde yi wala till yi di wax ne ñoom ñoo yàq ñoo tax suuf si léegi mu am pollution bu ñu gisee ne géej gi mi ngi commencé di yàqu plastique bi mi ngi ciy dem ñu ngi koy polluer ñu ngi koy nàngam doo dem tey ci éléphant yi wala nga dem ci baleine yi di leen wax naan leen yéen a yàq suuf yéen a yàq géej gi yéen a ko def nàngam doomu aadama la ñuy wax ndax yàlla bi mu wax def ne zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin naas la wax an naas bi mu waxee ne yàqute feeñ na ci suuf si feeñ ci ndox mi feeñ ci géej gi daf ne loolu mi ngi jóge ci loo xam ne doomu aadama yi ñoom ñoo ko fàggu kon ci nit la loolu di jóge ndax nit moom moo am cër boobu kon nit moom moo war a am retenu nit moom moo war a am loo xam ne daf koy orienté teg ko ci yoon boo xam ne yoon bu jub la yoon bu mucc ayib la ci doxalinam mu nekk doxalin bu rafet te loolu mooy xel mi yàlla jox nit
yàlla bi muy wax xel moomu la doon waxal li mu yónni yonent yi jox leen ko biñ ñëwee ci xel mi la jëm li muy wax mooy li qawmi yaaqiluun ñi nga xamante ne bi ñoom la yàlla di waxal mooy ñi nga xamante ne bi ay boroomi xel lañ yuy jëfandikoo seeni xel wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi wa maa yaaqiluha illa al aalimuun wa maa yaaqiluha la wax ñi nga xamante ni ñoo ko mën a xelu ñi ko mën a xelu mooy ñi nga xamante ni am na xam-xam bu nekk ci ñoom boo xam ni am na lu nekk ci ñoom loo xam dina leen may ñu mën a sukkandiku ci loolu pour mën a xelu jëfandikoo seeni xel pour mën a jariñu ci loolu leen yàlla di jox ci ay misaal. léegi kon bu fekkente ni loolu gis nañ ko dinañ gis ne yàlla bi mu yónnee yonent yi pour ñu ñëw ci kaw suuf di prêcher di woote di digle lu baax di tere lu bon c'était pour sàmm nekkinu doomu aadama ci kaw suuf ba yëkkatiku googu ko yàlla jox mu nekk loo xam ne daf ko koy sàmmal ko teddangam sàmmal ko teraangam. yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee loolu la complété mission boobu moo tax mu ne innama bu'ithtu li utammima mahasin al axlaaq yàlla daf ma yónni wala masaalih al axlaaq yàlla daf ma yónni ngir ma ñëw mottali jikko yu rafet yi nga xam ne yonent yi ñëwoon nañ fi di ko jàngale di soriloo nit ñi yi nga xam ne moo leen di wàcce di leen rabaisser di yàq seen nekkin di yàq seen i jikko waaye di leen jàngal yi nga xamante ni mooy defar seen i jikko def ci ñoom ak nite soril leen côté bàyyi ma gi ndax doomu aadama yàlla ni mu ko bindee dafa nekk lu complexe dafa am instinct bu nekk ci moom am lu nekk ci mbir yu nekk ci moom yoo xamante ne ay pulsion la ci ay bëgg-bëgg yu mu am yooyu noonu mën ko yóbbu ci sauvagerie mën ko yóbbu ci mu daanaka mel na ku summeeku ci niteem di jëf-jëfi bàyyi ma ngir mën a dab bëgg-bëggam yooyu ak bànneexam yooyu bu fekkente ni rafetalul ci anam bi mu ko bëgg a amee mais bëgg na kut ko kut am ko ak nu mu ko mën a amee baax na loolu mooy yóbbu doomu aadama ba tàqale ko ak sagoom ba muy def jëf yoo xam ne jëfi bàyyi ma la xel mi nekk fi di ko jariñ lan di ko jariñ ci di ko orienté ci loolu ak di ko tënk bu naree dépassé bu naree déborder les limites bu naree wàcc ba suufee xel mi di ko yëkkati waat xel mi loolu moo tax kon li jóge ci yàlla bi mu ñëwee xel moomu la waxal xel moomu la leeral xel moomu la orienté xel moomu la jubal léegi am ci jëf yi nga xamante ni doomu aadama yi dañ koy def loo xamante ni yàlla yónni na benn yonent mu ñëw daanaka uniquement pour waar xeetam yedd leen ngir jële leen ci loolu te mooy loolu lu mooy li ñu tuddee ngóor jigéen bu ñu ko waxee di ko tuddee homosexualité mooy yàlla dafa am nu mu bindee doomu aadama xam nga fi problème bi njëkk a nekk mooy bi ñenn di wax naan doomu aadama amul borom bu ko bind ci évolution rek la jóge animal la woon comme ay golok yooyu ci la jóge di évoluer di changer di jël ay forme ba nekk ni mel nii mu nekk wax joo xam ne teguwul ci benn fait scientifique boo xam ne mën nañ koo vérifier ki nga xam ne moo ko théorisé di Charles Darwin tegu ko ci lu dul ay observation yoo xam ne def na ko ci espèces yi nga xamante ne gis na leen ci àll bi ci changement yi nga xam ne dana am ci ñoom ak variation yi am ci seen biologie mën nga ko waxee noonu ci selon fi ñuy dund ak ci jamono yi nga xamante ni ci la ñuy dund doomu aadama bu fekkente nit ki ñàkkal na ko solo ba jël ko jàpp ne ci ay bàyyi ma ay mbindeef yoo xam ne yu doyadi lañ yu xeebu lañ ci la jógee changé nekk nit ki mu doon bu boobaa kon yamale ko ak bàyyi ma yi day yomb ci yow bu boobaa jëfloo ko jëfi bàyyi ma yi day yomb ci yow te toroxal doomu aadama weesuwul loolu kon ñi am théorie boobu ci doomu aadama seen gis-gis ci doomu aadama noonu la mel mooy moom ak bàyyi may lañ jëmale lii mu doon du tànneef buñ ko tànn jox ko ndax da koo mérité mu nekk lu koy responsabiliser mu xam li mu war a def ak li mu warta def waaye li mu doon hasard la du ko différencier digganteem ak golo yi ak bàyyi ma yi ndax golo la woon kon bu boobaa kon bu defee jëfe golo jomb ko loolu di la wan ci lu gàtt rek ne la ñi nga xam ne ñoo may doole théorie bu mel noonu seen jubluwaay lu leer la te mooy doyadal doomu aadama bàyyi mal doomu aadama léegi loolu yóbbu leen ci lan ci bu fekkee dañ dem ci jamono mu feeñ ay nit ay góor yàlla subhaanahu wa taala tàggat nit doomu aadama am nu mu ko bindee ndax dafa wax ne wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni la yàlla wax mbir bu nekk yàlla daf cee sàkk paire ñu mu nekk ne dañu mottalante am complémentarité bu am seen diggante ci ku nekk am na lu yàlla def ci yow loo xam ne defu ko ci keneen ki yàlla def tamit am benn attirance bu am bu jógee ci benn
genre bi dem ci beneen bi nga xam moom moo des. léegi loolu coobare suñu borom la subhanahu wa taala ndax ci loolu la dund di mën a continuer di am ci kaw suuf ndax attirance boobu bu amul woon kenn ci ñoom du xemmeem moroomam, kenn ci ñoom du ko soxla. bu ko defee ñoom du ñu séq dara, bu ñu séqul dara seen ak njur dafay taxaw, kon seen espèce du yokk. bu ko defee bu yokkul extinction lay indi de l'espèce, mooy dañuy dem ba dañuy jeex ci kaw suuf te loolu suñu borom subhanahu wa taala bëggu ko. moo tax kon mu am lu mu def ci ñun, moo ñaalee ñu ko ci kenn ku nekk sa morom di la xëcc, kenn ku nekk ngay am lu lay xëcc di la jëmale ci sa morom. loolu moo tax kenn ku nekk di am looy soxla ci sa morom dem di ko wuti. waaye loolu bu fekkente ni organiser wuñ ko ba teg ko ci yoon mu nekk lu sell, lorante lay mujj jur, yàq lay mujj jur, wàcce ñu, rabaisser ñu lay mujj jur ba yóbbuwaat ñu ci niveau bàyyi ma yi. bàyyi ma yi sax seen bànneex ak seen bëgg-bëgg boobu ci wàllu sëy ci diggante seeni góor ak seeni jigéen am nañ ci ñoom ay règle ak organisation ci façon bàyyi ma bu nekk. am na ci règle yoo xam ne ñoom duñ ko transgresser mukk ci façon bàyyi ma bu nekk ak ni nga xamante ne noonu lañ ko organiser. rawatina nag ki nga xamante ni mooy doomu aadama. léegi loolu noonu suñu borom subhanahu wa taala kon teel ñu cee organiser, teel ñu cee orienté ci ñu def ko defin boo xam ne bu sell la pour mu mën a jur lu sell, pour suñu nekkin di gën di mën a nekk lu baax. ndax loolu ñun ñëpp ci la ñuy jóge, loolu ci ñun ñëpp ci loolu la ñuy jaar. bu fekkente ne amewul ci anam bu sell li ciy juddoo du nekk lu sell. kon ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo bëgg a sàmm doomu aadama, sàmm nekkinam, sàmm ak sellam, te mooy yonent yi yàlla yónni, loolu nekkoon seen mission. ñoom dañoo ñëwoon di ñaax doomu aadama ci mu sàmmoonteeg bànneexam boobu muy soxla ci beneen moroomam bi ko yàlla booleel, moo xam ku góor ki la ci ku jigéen ki wala ku jigéen ki ci ku góor ki, ñu def ko ci façon boo xamante ni bu sell la. léegi am ci jamono ay nit yoo xam ne ay góor ñoo doon sàkku ay góor fee ci Cham, benn dëkk boo xamante ni mi ngi tuddoon Sodom, ñu ko tuddee Sodom la ak Gomor, ñaari village yoo xamante ni dafa tasoon ci seen ay aada, tas ci seen biir ne seeni góor dañ daan sàkku ay góor, bàyyi jigéen ñi di dem di sàkku góor ñi. yàlla yabal ci ñoom yonent bu tuddoon Luut ñëw di leen waar, di leen delloo ci yàlla, di leen wax naa ndax da ngeen di bàyyi soxna yi leen yàlla sàkkal ñu nekk ay jigéen nga xam ne góor bu normal psychologiquement, normal biologiquement, attirance am ci jigéen la war a jëm, ndax nature bi noonu la tëddee. c'est anormal góor di am attirance jëm ci moroomu góoram, ndax loolu yàlla mi ñu sàkk binduñu deful ci góor loo xam ne dafay attirer moroomu góoram. moo tax ñoom ñaar ñoo nuroo ci seen mbind ak ni leen yàlla sàkkee, ñoo nuroo ba kenn ku nekk ci ñoom ñaar ni nga xamante ne yow sa jëmmi bopp doo bànneexu ci sa bopp ndax amuloo lu nekk ci yow loo xam ne mën nga cee bànneexoo, noonu ngay tamit ñàkk amee bànneex ci sa moroomu góor. yàlla deful ci góor loo xam ne moroomu góoram mën na ci jële bànneex, waaye def na ci jigéen loo xam ne góor mën na ci jële bànneex, def ci góor loo xam ne jigéen mën na ci jële bànneex. te kenn ku nekk ci ñoom loola yàlla def ci sa moroom nekkul ci yow. bu fekkente ni léegi dem nañ ba góor di dem ci moroomu góoram ne dafay bànneex, du mën a nekk mukk lu sell, du mën a nekk mukk lu normal. ndax li tax mooy fa muy wutee bànneex foofu nekkul utukaayu bànneex, beneen fonction moo ko tax a jóg, ñu détourné ko ci loolu yóbbu ko ci leneen. akramakumullah, sobe moo fay génn, sobe bu toxique, sobe bu am ay bactéries, sobe bu bon a bon boo xam ne di fa dem di fa ut lenn lu fa nit di def, waroon na ko seexlu, jomb ko, te itam ku ko def gis li nga xam ne dina ko jur ci ay xeeti jàngoro yu bon yoo xam ne dina ko tasaare ci biir nit ñi, ci ay xeeti hépatite ak ay IST yoo xam ni yàq bu rëy lay yàq ci biir doomu aadama yi. te yaakaar naa li nga xamante ni moom lañ tuddee VIH di feebaru sida mandarga la ci, waroon na alerter doomu aadama yi ci ne lii normalul, bàyyi leen ko. ndax bi muy feeñ Californie ci milieu bi mu feeñee, ndax dëkk boobu ci dëkk yi gën a am doole ci wàllu li ñuy waxtaanee bokk na ci seen milieu mooy milieu wu ñi nga xamante ne dañuy def yëfi góor jigéen, daal di tasaaroo ci àdduna bi. loolu mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, mooy tundiku leen fitna, ndax fitna bu ñëwee du yem ci bopp ña nga xamante ne bi ñoom ñoo tooñ rek,
mooy def nañ ñaawteef boo xam ne mel na ni yàlla bi mu ciy daan àdduna bépp la ci punir waaye même buñ demoon ba mun ko faj bon na bon goo xam ne yàq na yàq goo xam ni waroon na tax nit ñi delloosiwaat seen xel ci ne amuñu sañ-sañ ci wàllu bànneexu sëy ñu defee ko utee ko nu leen neex ndax buñ demee ba di ko def ba seen nature di leen fëgg di leen wax këpp taxaw leen ni ngeen di def du nii ci façon feebar yi nga xamante ni mi ngi koy jur waroon nañ xam ne kon lii c'est pas normal y a quelque chose qui cloche waroon nañ dem ba benn jamono ñu xam ne kon y a quelque chose qui cloche ñu xam ne kon am na lu normalul am na lu jaarul yoon ci mbir mi ndax lii ñëw nekk virus bu doy waar boo xam ne day dugg désorganiser complètement fonctionnement wu yaram bi indi ay problèmes yu garaaw ci biir deret ji li nga xamante ni moo ko def ba muy dugg ci yaram bi di ko yàq noonu di ko désorganiser noonu c'est parce que dañoo désorganiser dañoo dénaturer wàllu sëy ndax lu normalul la du mën a jur lu normal ndax bu ñu xoolee biologiquement ni yàlla bindee doomu aadama structuré ko warul am psychologiquement tamit xel da ko sax war a seexlu ndax ñaaw na ba fa ñaawteef yem buñ ko waxee tamit ci diggante jigéen ak jigéen mënalul moroomu jigéenam dara waaye xam nga lépp leen moo koy jur mooy feebaru xel mooy bu nit ñi yàqoo ci wàllu mbonte ak yu ñaaw ba seytaane am ci ñoom doole dafay jiital ci ñoom seeni bànneex yi nga xam ni ak mbàyyi ma lay def ci ñoom buñ demee songu yenn xeeti ñaawteef ak mbonte ba màndi ci dañ koy miis dañ ko fay bëgg a bàyyi dem di seeti ji leneen loolu moo leen di yóbbu ci léeg-léeg yenn xeetu ñaawteef yooyu nga xamante ni nit ñi dañu ciy commencé di ko xërtal di ci xër ak di ci bëgg a dem bu ko defee loolu tàmbali di tas ci biir nit ñi doomu aadama ci boppam xamoon na ne loolu baaxul buñ ko doon def ci jamono nit ñi dañ ko daan nëbb waaye dafay am ci nit ñi ñoo xamante ne ñoo koy defal promotion bëgg ko forcer nit ñi wan leen ne lii lu normal la wàllu homosexualité OMS bi nga xamante ni mooy organisation mondiale pour la santé dafa décréter woon wax ne góor ak góor di sàkkonte wala jigéen ak jigéen di sàkkonte feebaru xel la ko jàppee woon mooy li ñu tuddee transidentité dafa jàppoon ne loolu problème mu xel la bu amee ci nit muy am attirance ci moroomam moo xam góor la wala jigéen la dafa am benn dysfonctionnement bu am ci bopp bi biñ ko dindee ak léegi yàggul ndax yaakaar naa ne 17 mai 1990 ci lañ ko dindi te lan moo yóbbu ci dindi ko mooy lobbying mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw mondialisme ñoo nekk ci ginnaaw bëgg a yàq àdduna bi bëgg a soppi jikko yi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne am nañ xëy na mën-mën ak kër-kër gu ñuy def ba instance yooyu nga xamante ni lu bari tey ci àdduna bi ñoom la ci nit ñi di déglu dañuy fexe ba yañ fay nas di ko fa nocci ñu cay dugal seeni bëgg-bëgg bu ko defee muy dem ci nit ñi ndax boo xoolee dëgg-dëgg yàqute ci wàllu ngóor jigéen fi mu gën a njëkk a explosé ci àdduna bi ci jamono yu mujj yi mën nga wax ne loolu ci 20e siècle bi la aux États-Unis ndax dafa am benn waay boo xamante ni dafa defoon ay gëstu yoo xam ne moom li mu wax mooy ay recherche scientifique la mooy Alfred Kinsey 1894 la ba 1956 la gaañu dafa am benn institut bu mu monté woon boo xam ne yaakaar na mi ngi ko monté woon en 1947 mais avant loolu dès 1938 mi ngi doon def ay recherche ci wàllu sexualité muy wàllu sëy ci États-Unis niki nit ñi naka lañ koy defee ak lan lañ ci war a mën a def ak lan lañ ci warta mën a def mu jàngat ko njàngat mu ñaaw njàngat moo xam ni dafa dem ci ñoo xam ni ci ay prison lañ nekk ñoo xamante ni ay liñ tuddee ay délinquants sexuels lañ
mooy dañ daan nekk di def yu ñaaw ci wàllu sëy di lu mel ne di siifaate ak di tëdd ak ay xale bañ jàpp leen tëj leen mu dem jël enquête am di ko def ci jëmale ci ñooñu ak ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp ak yu mel noonu. bi mu defee enquête am bi après def ay conclusion def benn rapport bu ñu tuddee le rapport Kinsey yim ci wax ay mbir yu doy waar la yoo xam ni ci wàllu sëyin daanaka dina jafe nga gis lu ko gën a ñaaw. lenn li ñenn ñi dañ ko qualifié de pédophilie wax ne li muy xërtal nit ñi moom Kinsey mooy wane ne xale bu ndaw buy liir parental buy soog a judd sax nit mën na sàkku ci moom bànneex nit mën na sëy ak moom. ndax dafa wax ne xale yi dañuy teel a développer seen sexualité di teel a am ay orgasme depuis bi ñu nekkee xale bu ndaw di wax ne mag mi bu ñëwee ci xale bi di ko sàkku xale bi di jooy nee na jooyam yooyu muy jooy du caagante ni dafa am métit waaye loolu benn xeetu orgasme la benn xeetu bànneex la bu muy yëg. loolu nekk mbir yoo xam ne neexul sax di nettali neexul sax di wax ci wane ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy jigéenu américaines yi di wax ne ñu bari ci ñoom même bu ñu amee ay jëkkër dañuy dem di caaxaan di farantu ji di njaaloo ci biti jéggalu ci wax ji. di wax tamit ci célibataires yi wax benn pourcentage bu rëy xaw ma 80% la wax xaw ma nee na xaw ma 80% la wax xaw ma nee na dañuy dem di caaxaan di moy. mu nekk daal benn rapport bu mu def boo xam ni scientifiquement teguwul ci dara. ci ay njàngat yu doy war la ko def waaye mu daal di koy def rapport boobu nee nañ moom moo indi li ñu tuddee la révolution sexuelle aux États-Unis mooy nit ñi ci Amérique ni ñu daal di tinkeekoo ci wàllu sëy ci léegi di ci def daanaka lu leen neex lu nit bëgg a def ci wàllu sëy daanaka sañ na mën na koo def rawatina ci wàllu ay ngóor jigéen ak la ci jëm li leen ci gën a pousse ci loolu xërtal leen ci mi ngi sukkandiku ci rapport boobu nga xam ne mooy rapport Alfred Kinsey ndax dafa am après benn institut boo xam ne institut Kinsey la ko tuddee boo xam ne moom la fondé en 1947 institut boobu ki nga xamante ne bi moo ko financé mooy Rockefeller. la famille Rockefeller seeni wax junjoon nañ ko fi ci ginnaaw ay financier lañ ndax ci xëy na pétrole lañ jële alal ak seen Standard Oil bi nga xam ne fondé woon nañ ko. John D Rockefeller moom moo ko fondé woon di ki nga xamante ni moom mooy mën nga wax ne fondateur famille bi donte moom papaam tamit ku daan yëngatu ci wàllu alal la waaye papaam siiwul woon amul woon benn alal bi ci lim gënoon siiw mooy wàllu escroquerie mais John D Rockefeller buñ dee wax ci empire boo xamante ni bii empire bu am doole la buñ tabax aux États-Unis ci wàllu alal ak am moom moo ko fondé. njëkk fa nekk borom alal ju am doole joo xamante ni alalam jël na ko dugal ko ci lu ñu tuddee philanthropie muy jël alalam ne daf koy jël def ko ci wàllu dimbali société bi construire société américaine bi ci wàllu université ci wàllu recherche ci jëm ci yooyu mu jël alalam di ko ci def waaye loolu yëpp c'était pour formater li nga xam ne mooy société américaine bi mu def lu bëri jeexital ci fondation bi nga xam mooy fondation Rockefeller ak beneen fondation bu tudd Guggenheim ñu jeexital lu bëri ci concevoir programme bi nga xamante ni moom la américains yi di jàng ak seen recherche yi ñuy def ci seen laboratoire yi ak seen université yi nga xam ne daanaka moom moo tabax université Chicago fi nga xamante ni fa lañ tabax bâtiment wu ONU ci New York suuf soosu moom moo ko joxe seen famille bi ñoom ñoo ko joxe ndax John D bi mu amee alal ci wàllu pétrole ci façon bu ñaaw bi mu demee ba am alal ju bari dafa bëgg a daal di wëlbatiku nag defaraat image am ci lañ ko xelal léegi muy jël alalam def benn fondation def ko foofu commencé di ne day def lu baax nekk un philanthrope mais loolu naxaate la gën a nuróol te am na kuy inspiré wu ci loolu ci suñ jamono yi koo xam ni ci tànk yooyu la jaaraat muy Bill Gates fondation bi mu def escroquerie dëgg la te yitte yi nga xamante ni moo tax ñu koy def di jël seen alal di ko fa def soi-disant ndax alal ji da koo jël def ko ay placement ci ay entreprises yoo xamante ni entreprises yu ci bëri dafa amaat rapport ak moom amaat rapport ak Microsoft muy jël alalam di ko fa dugal alal jooju di jur kon di delluwaat ci moom waaye li nga xamante ni bii moom la fay gagné ci placement yooyu moom lay jël di ko def ci
li nga xamante ne bi moom mooy fondation bi mais nekkul ne milliards yi ñu wax moom la jël daal di koy jël rek dina ko jóor ko ci biir keesu li nga xam ne mooy fondation Bill et Melinda Gates. léegi li tax ñuy jugg ci wàllu philanthropie mooy buñ jëlee seen alal jooju dinañ mën a daal di commencer di financer. la ci ay instances yoo xam ne ay instances de décision la yoo xam ne buñ fa dee dugal seen alal dina tax ñu mën a def lobbying ba lañ fay décider luy dem ci nit ñi di dem ci àdduna bi dëppook ñoom seen gis-gis ci àdduna bi. te Bill Gates ku ko xam déggu ay conférence am xam ne am na nu mu concevoir àdduna bi wàllu li muy tuddee surpopulation mondiale bi daf ko causer problème te mi ngi dox ci di jéem a lijjanti naka lañ war a mën a def ba réduire ko ba pare jël alalam di ko dugal fu mel ne ay OMS ci problème vaccin yi nga xam ne wax nañ ko ak yu kenn xamul bu nit ñi seen xel teeyee après ginnaaw bi wax dëgg yàlla dina jafe nga ni leen non da ngeen nekk ay complotiste seen xel warul teey Bill Gates nit ku baax la. Bill Gates dafa jël alalam di leen ko jox ngir yàlla aljana la bëgg Bill Gates xamul luy aljana voilà Bill Gates aljana taxu koo jóg ci agenda lay dox léegi nag wax ne nit ñi gëmm seen i bët wóolu waaju mel noonu ci yi muy dugg ak yi muy dugal loxoom dina jafe. kon institut bi nga xam ne mooy institut Kinsey institut bi nga xam ne mooy institut Kinsey Rockefeller moom moo ko financé mu nekk institut boo xam ne dañ koy consulter di ko solliciter ci yenn mbir yi nga xamante ni ONU daf koy soxla ci wàllu sexualité dañ bokk na ci ñiy consulter institut boobu bokk nañ ci mu nekk ne kon seen travaux yooyu ñu def am na impact bu rëy boo xam ne am na ko ci sexualité wu américain yi indi fa li ñu tuddee la révolution sexuelle mu yàq seen ndaw ñi ci jamono yi nga xamante ne bi moom la ñu waxaat tamit ba dans les années 60 la révolution culturelle dafa ànd ak wàllu drogue wàllu LSD wàllu musique rock wàllu tamit émancipation ci wàllu sexualité loolu yóbbu américains yi surtout fi nga xam ne mooy Californie ndax Californie mën nga wax ne mooy base bi moo tax mën nga wax ne mooy capitalu homosexualité voilà révolution yooyu Californie la jóge ba léegi tamit da nga gis ne révolution bi amaat tamit ci wàllu technologie ba léegi Californie la mais bële moom ay répercussions yu rëy la amaat ci société américaine bi loolu noonu nag ay nit nekk ci ginnaaw dem ba jamono ñu bëgg ko dooleel kàttanal ko ci àdduna bi bëgg mu nekk lu tas ñëpp nangu ko jàpp ne lu normal la te même OMS jàppal woon ne dafa normal ndax ku xam ne loolu normalul il faut que nit ki am problème dëgg dysfonctionnement bu am ci moom ci wàllu biologie am wala ci wàllu psychologie am pour mën a def loolu wala mu jàpp ne lu normal la léegi nag dañ bëgg a pousse nit ñi forcer leen ci imma dictature intellectuelle ak terreur intellectuelle bi nga xam ne ñu ngi koy exercer ci nit ñi léegi te loolu dinañ ci indi benn citation bu Aldous Huxley ndax Aldous Huxley dafa wax ju am solo ci le meilleur des mondes kon ñu déglu citation boobu après dellusiwaat voilà li nga xamante ni Aldous Huxley wax na ko loolu mooy li am léegi ci àdduna bi mooy li fi nekk soi-disant démocratie la mais dictature la te dictature la boo xam ni dañuy not nit ki te moom du xam ne dañ koo not ndax kenn ceenu ko kenn tabaxul miir mu wër ko waaye ceen yi ak miir bi ci bopp bi la nekk mooy li ñu doon wax ci ingénierie sociale bi nga xam ne léegi moom la ñuy def ci nit ñi fexe ba exercer ci ñoom moo xam ci média yi la ci wàllu art bi la ci côté bu nekk la fu nekk ñu jaar leen fa assaillir leen fexe ba imposer leen benn norme boo xam dañ leen di gëmloo ne lii mooy li normal ba ki jàpp ne normalul moom day mujj jàpp ne kon moom moo normalul mais lii normal na léegi nit ki di mujj di autocensurer wu di censurer boppam pour mën a dëppook li nit ñi jàpp ne mooy norme bi. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Sous la poussée d'une surpopulation qui s'accélère, d'une surorganisation croissante et par le moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation des esprits, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques élections, parlement, cour suprême, et tout le reste demeureront, mais la substance sous-jacente sera une nouvelle espèce de totalitarisme non violent. Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés, resteront exactement ce qu'ils étaient au bon vieux temps.
La démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions de radio et de tous les éditoriaux. Entre-temps, l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs des esprits, mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera. te loolu mooy léegi li ñu bëgg a forcer ci àdduna bi fi mu nekk nii xëy na ñun suñu dëkk yi ñoo ci des mais bu dee fu mel ne Occident nekk fa di fa wax li may wax nii sax boo ko dee wax nit ñi ay dof lañ maanaam ay waxi dof lañ koy jàppee seen intellectuels yi sañatuñu sax toog di condamné wala ñuy am lenn lu ñuy nattable di ko wax ci lu jëm ci wàllu homosexualité dépassé nañ loolu léegi parce que exercer nañ ci ñoom terreur intellectuelle boobu ba nga xam ne jàpp nañ ne léegi lu normal la léegi ci lañ demaat ñëw wàcc ci xale yu ndaw yi nouvelle génération bi léegi bëgg leen yar ci loolu depuis biñ nekkee ay xale yu tuuti loolu nekk loo xam dafay màgg jëm ak ñoom ca kaw te li tax ñuy wax chaque fois di tudd Occident mooy référence bi ndax système bi gouverner àdduna bi foofu lay jóge te benn la ak li nga xam ne moom la ñuy dund suñu réew yi ñoom dañ ñuy jiitoo ay at mais ñun suñu seen ginnaaw lañ topp moo tax buñ dee nekk fii tey di coow léeg-léeg day baax ñu xool li ñëw ji ci kanam jàngat mbir mi anticiper tuuti delluwaat ci ginnaaw tamit xool historique bi te bañ rek nekk di wax ci li nga xam ne moom la ñuy coow nii bu ñu gisee France ñuy wax ci théorie des genres ñëw ci éducation nationale parce que loolu mooy rôle ñoom seen école depuis seen révolution bi ñu déglu Vincent Payon li mu wax ci seen école bi ak lan mooy rôle am. Transmettre dès le plus jeune âge une culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons, c'est l'objectif de l'expérimentation initiée depuis la rentrée 2013 dans 10 académies et plus de 600 classes. La sensibilisation commence dès la maternelle en abordant cette question, par exemple à travers le partage des jeux. Avec mon frère, des fois je joue aux voitures et des fois mon grand frère il laisse jouer avec lui aux poupées. Comme ma sœur elle joue à ses poupées, moi je joue à mes poupées. Selon toi, existe-t-il beaucoup de femmes maçonnes? Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon? Parce que, de fait, les jeunes filles à votre âge voient qu'il y a très peu de femmes qui font maçon, donc elles se disent c'est pas pour moi. Moi je me réjouis de cette initiative que nous avons mis en place avec le ministère des droits des femmes. Et on peut aller plus loin, les premiers grands laïcs, ceux qui ont fondé la laïcité et qui l'ont dans le fond d'abord imposée dans l'école. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. boo dégloo li Vincent Payon wax mi nga xam ne moo nekkoon ministre de l'éducation nga xam ne xam na ko bu baax nekk un franc-maçon wax ne ñoom bi ñu taxawalee seen révolution bi en France dañoo bëggoon a dindi diine ci nit ñi ak yi ñu tuddee ay valeurs yoo xam ne ci diine lañ ko jëlee ñu dindi ko ci nit ñi mais ndakate teg fa benn gouvernement laïque rek du doy mais il fallait que ñu bàyyi xel ci côté yar wàllu éducation ak jàngale ci lañ xamee ne kon école bi moo war a jouer benn rôle mooy laïcisation de la société mooy nit ñi mu defeen ay laïc mooy yar leen yar boo xam ne dafay dindi ci ñoom nocci ci ñoom diine te loolu mooy rôlu suñu école yi muy école occidentale bi léegi ci loolu lañ daldi ñëwee kon lépp loo xam ne bëgg nañ ko préparer société bi ñu commencé di ko toggee foofu ci tàmbali bi loolu moom mooy loolu moo ñu indi ci éducation sexuelle
éducation sexuelle bu dee ci UNESCO bu fekkee lire nga seen rapport yi ñu ci def ak recommandation yi ñu ci def da ngay gis ne ci wàllu éviter IST yi la ñuy wax ak grossesse non désirée ak ci wàllu avortement tamit médicalisé bi ñuy wax wala avortement assisté yu mel noonu laa ci seetlu yoo xamante ni wax nañ ko boo ko xoolee da ngay gis ak tamit waaw wax ci wàllu xëy na yenn mutilation yeeg li ñu tuddee les mutilations génitaux ci yenn tradition yi nga xam ne yenn kii am nañ ko maanaam daal boo ko xoolee ci kaw da ngay gis ne ci wàllu nee nañ aar nit ñi sàmm leen fexe ba xale yi bañ di jël ëmb te séentuwuñ ko woon feebar yi ñuy wàllante seen biir ak yooyu mais bu ñu waxaatee ci éducation sexuelle bi ñuy wax nga xam ne moo indi woon coowul théorie des genres fële à France mooy jàngal xale yi wàllu sëy ci boppam ak sëyin ci façon boo xam ne façon bu ñaaw a ñaaw la ndax jàngal ko xale yu ñoroogul yoo xam ni àggaguñu ca loola di leen ko jàngal di leen ko wan ci façon boobu boo xamante ni xërtal leen ci la gën a nuróol ndax da ngay susciter seen curiosité loolu nekk lu leen kumpa joo xam ne dañuy mel ne ku ko bëgg a xam beneen bi ci des mooy def ko ci façon boo xam ne njaxas lay doon goo xam ne wan leen ni amul luñ ciy xool ci xàjj ak seen ci wàllu ni ngeen nekkee ay xale mënagoo leen tànn ci jamono ji ngeen nekk ne ay góor ngeen wala ay jigéen leen ba ci fomeeg lépp sax dañ leen di jaxase loolu mën nañ cee teg ay extrait. Transmettre dès le plus jeune âge une culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons, c'est l'objectif de l'expérimentation initiée depuis la rentrée 2013 dans 10 académies et plus de 600 classes. La sensibilisation commence dès la maternelle en abordant cette question, par exemple à travers le partage des jeux. Avec mon frère, des fois, je joue aux voitures. Et des fois, mon grand frère, il me laisse jouer avec lui aux poupées. Comme ma soeur. Ma soeur, elle joue à ses poupées. Moi, je joue à mes poupées. Deux personnes qui font de la danse. Il y a 2 garçons qui font de la danse. Alors, tout le monde a le droit, s'il y a des garçons qui aiment faire de la danse, ils ont le droit de faire de la danse. On parlera des métiers et des sports la prochaine fois. Mais justement, lorsqu'il faut imaginer leur futur métier, les enfants reproduisent très tôt les clichés en séparant bien les activités accessibles aux filles de celles réservées aux garçons. Selon toi, existe-t-il beaucoup de femmes maçonnes? Non. Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon? Parce que, de fait, les jeunes filles à votre âge voient qu'il y a très peu de femmes qui font maçon, donc elles se disent c'est pas pour moi. Et c'est pareil pour les garçons. Quand vous écrivez puéricultrice au féminin ou que sais-je, ça veut dire que vous vous interdisez en réalité d'exercer ces métiers. En pratique, les modules de l'ABCD de l'égalité donnent aux enseignants des outils pour lutter contre ces stéréotypes dans le cadre de séquences pédagogiques, mais aussi dans l'ensemble des activités de l'école. Je pense justement au cours de récréation où les garçons ont généralement plus de place que les filles. Il va falloir que les garçons laissent un peu plus de place. Et puis aussi sur le fait que sans doute même inconsciemment, nous dans nos classes, on donne plus la parole à certains. Enfin, on a sans doute des inégalités dont on n'a pas conscience. Pour le ministre de l'Éducation nationale, la transmission de ces valeurs constitue l'une des missions essentielles de l'école. Moi, je me réjouis de cette initiative que nous avons mis en place avec le ministère des droits des femmes, parce que nous voyons bien, et c'est une situation aussi assez particulière à la France, par exemple sur les études scientifiques, sur les filières d'ingénieurs, que nous avons des jeunes filles qui réussissent bien à l'école, mais qui après s'interdisent un certain nombre de métiers. Ça les pénalise, elles, évidemment, mais ça pénalise le pays tout entier. Et donc, c'est un travail qui pour moi est important et qui est au cœur de la refondation républicaine de l'école. Une mesure pour permettre l'orientation et la réussite scolaire de tous les élèves, garçons et filles, quelle que soit la filière et le niveau d'études. T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont de ce qu'on appelle des familles recomposées. Vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Voilà. Oui, pas encore. Donc c'est des familles différentes. L'idée qu'on est dans la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents... Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. extrait yi nga xamante ne bi xool nañ ko ci bu ngeen gisee ni ñu jàppee xale yi di leen gëmloo depuis bi ñu nekkee école
ne góor ñi ak jigéen ñi mën nañoo jaxasoo bokkul ak lañ daan wax ñun bi ñu nekkee temps booy naan góor ñi ci góor ñi jigéen ñi ci jigéen ña buñ musaan defoo génn ci récréation ci cour bi sa ñemewuloo jigéen ñi nekk fële di def seen i élastique ak seen yooyu ñu doon def nga dem fanaan da nga fay xand yaa ngi ci góor ñi voilà léegi loolu am kenn ku nekk lu muy def ci yow ci nu mu lay yaree ci jigéen ñi mu jigéeneel la góor ñi mu def ci yow benn virilité ak benn ngóore loolu dafa am solo ndax day tax kenn ku nekk ci société bi occuper place am bu ko defee déséquilibre bañ a am mais bu ñu bëggee yar jigéen ñi ne mën nañoo góoreel seen bopp yar góor ñi ne mën nañoo jigéenal seen bopp góor ñi ñoom ñooy loru ci loolu góor ñi la ñuy dindi seen virilité xale yu góor yi la ñuy yar yarub jigéen yàq leen te loolu mooy li nga xamante ni moom la gaay di ruumandaat bëgg ñu ci xëcc jëmale ñu ci wane nag ne boo ngeen fi nekkee di ko bañ ak di wax ne baaxul c'est parce que da ngeen a tardé c'est parce que nangam te loolu mooy li nga xamante ni journaliste bii wax na ko ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci loge yi ne ñoom ñooy faral di jiitu société bi ci li ñuy xalaat mooy la ñuy xalaat ca la ñëwagul ci luñ bëgg nit ñi jëm ca dinañ ko xalaat togg ko ay ati at société bi soog ci agsi waaye nag buñ ko xalaatee ba jàpp ne lii dafa war a am après ñoom ñooy jéem a jug nag xool nu ñu mën a jaar ba peser ci instance de décision yi pour fexe ba loolu ñu daal di koy amal. Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. Excusez-moi, laissez-moi travailler. Ouais, laissez-moi travailler. Laissez-nous travailler. C'est pas le moment, s'il vous plaît. C'est un moment plutôt important. moo xam ci wàllu avortement ñoom ñoo ko xeex ba ñu légaliser ko mooy jigéen ñi nga xamante ni dañuy mën a daal yàq seen ëmb te yàq ëmb bu ñu ko doon wax ci xëy na yenn anam yi nga xam ne ay exception la ay rare cas la xëy na am ndax bakkan doomu aadama dafa foor moo xam ki ci génn ci biti di dund wala ki nekk ci biiru ndeyam mais bu fekkente ni dañuy wax ne bu dee ndaw si dem na caaxaan ba jàpp ne jëlee na ci ëmb te buggu ko woon mbir mi da koo bett nañ ko dindi loolu mooy kon gis nga limitation bi ñu doon wax ci ne nit ñi nañuy caaxaan nit ñi nañuy foo def lu leen neex waaye nañ fexe ba bu ñu ëmb contraception bi nañ ko yombal jàppandal ko ba nga xamante ni bii dinañ mën a li ñu tuddee ñoom ay protection la ñu wax protéger wu pour bañ a jël ay grossesse non désirée pour bu ko defee mu gën leen a inciter ci caaxaan ndax li fekk yàlla dafa xereñ yàlla def ne góor ak jigéen bu jokkaloo amee doom mën caa juddu loolu doon na dissuader doon na ragaloo ñu bari bu ñu xamoon ne amuñu lu ñuy def ba moytundiku loolu saa bu ñu ko defee loolu mën na leen caa fekk te bëgguñu loola fekk leen ca ndax lam leen di jural loolu doon na leen tax a jàpp seen bopp tey seen bopp waaye bu ñu leen dindilee loolu ba utal leen ay moyens yoo xam ni caaxaan bu mën nay am te dara ci loola du ca am bu ko defee nit ñi dañuy daal di am fit bu dee sax dara bu ci amee buñ demee ñu daal di leen koy dindil ci saasa loolu tamit nekkaat ba léegi beneen fitna nga gis ne lépp rek ngir gën a xirtal nit ñi ci caaxaan ak def ay ñaawteef kon nga gis ne kon li nga xamante ne bi wax na ko lu jara bàyyi xel la ci yooyu nga xam ne ay programme la yoo xam ne ñu ngi koy defar di ko indi suñu réew yi di ko tasaare ci àdduna bi di wax ne dañ cee bëgg a yar nit ñi jàngal ko suñuy doom ñu xam loolu màgg ak loolu jàpp ne loolu mooy li normal ndax ñoom li ñuy wax mooy ay discrimination la ñuy wax ay stéréotype la ñuy wax ay cliché la ñuy wax mooy yoo xamante ni jàpp nañ ne daal nit ñi ñoo fi nekk di bedde konte ka boddi konte waaye dañu war a accepter ñëpp ku nekk lu la neex nga doon lu la neex nga def ñëpp jàpp ne lu normal la mais loolu problème la ndax bu góor demee ba jamono mu bëgg ne dafay transformer nature am transformer wu nekk lu mu nekkul nekk sexe bu mu nekkul bu yàggee nit toog ba mu neex ko mu jékki-jékki ne moom ngeen jéggal ma ci wax ci fas la wala xar la ndax bu nit mënee jóge ci sexe dem ci beneen sexe lu ko teree mën a jóge ci espèce bi mu doon dem ci beneen espèce nga gis nit ku jékki-jékki ne moom day dem takk ji nag mu nekk soxnaam wala soxna su jóg ne day dem ci ab nag bu mu bëgg nag ba takk ko foofu la nit ñi jëm ci wàcce guñ ñi wàcce ak suufeel guñ ñuy suufeel ci doyadal doomu aadama te li nga xamante ne bi moom la ñu war a xeex dëgg ci wàllu discrimination xeexuñu ko racisme bi mi ngi ne xas ci àdduna bi nit ñi nga xamante ne duñu ay nit yi duñu ay tubaab du ma wax sax duñu ay nit yu weex ndax mën nga sax am der bu weex te nekkuloo tubaab yi duñu nawle wonte ak yow même buñ lay raayal ci kaw
musuñoo mën a jàpp ne yaak ñoom yéen a yem ñu nawle wonte ak yow ba léegi xeebeel gi ñuy xeeb doomu aadama bu ñuul mi ngi ci àdduna bi ci ni ñuy jëflante ak ñoom ci xañ gi ñu leen di xañ seeni àq ak doxalin yoo xam ne yu ñaaw la donte nag li ci bëri naafeq gi la ñuy wane naafeq gi hypocrisie bi mooy di ñu siiñ ak di ñu wan nangam ak sàngam waaye nawle wonte gi amul doomu aadama ak doomu aadama ñu waroon a xoolal lislaam ni mu xeexee lépp lu jëm ci wàllu boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam naka la daan jëflanteeg Bilaal naka la daan jëflanteeg ñi ñu daan jàppee ay jaam ca Màkka fan la leen tegoon ba yàlla di ko jàjj ci ñoom di ko xamal ne ko ñooñu na nga leen respecté na nga leen jox cër buñ ñëwee ci sa jotaay sax bu leen xaw a minimiser. bi nga xamante ni benn silmaxa ñëw na fekk ko ay notable ci notable Màkka yi silmaxa gi bëggoon a ñëw pour xam ci diineem lu mu jàng waaye comme dafa xaw a nekk ku woyof mbubb ñële xaw a dérangé wu ci tuuti froissé wu ci ñëw bi mu ñëw ci ñoom parce que bëgguñu woon di toog ci sa ay place yenn genre nit yi yenn consort yi di fa ñëw yàlla dafa wàcce aaya abasa wa tawalla an jaahu al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra yàlla daal di koy wàcce ci moom saar di ko jubbanti ci loolu alayhi salaatu wasalaam loolu nekk loo xam ne njàng mu rëy la wala tutridi alladina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal ashiyyi yuriduna wajha wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati addunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furuta kon yàlla subhaanahu wa taala di ko jàjji ci lu mel noonu di ko ci jox ay orientation ak ay doxalin yoo xam ne ñun jullit ñi dañ ciy jàngee ci ne kon yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moom moo yemale woon doomu aadama yi yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li tacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla moo def suñu benn diversité boo xam ne am na xereñ ak jubluwaay bu tax mu def ko pour enrichir suñu nekkin ci kaw suuf enrichir diversité mu nekk diversité boo xam ne richesse lay doon ci culture bi ci làkk yi ci xeet yi ci lu ne waaye ñu nekk ne dañoo yem lu dul de ci gënante ci yàlla mi ngi nekk ci ragal yàlla waaye du ci ay considération yi nga xam ne moom la ñu fi tegal ci àdduna bi kañ la tubaab bi développé kañ la tubaab bi am li ñu am ak place bi ñu am ci àdduna bi kañ la yàggul kon ci ban base lañ bëgg a yëkkatee seen bopp ci kaw yeneen xeet yi ci des ci ban base loolu xeex bi ñu ko war a xeex sincèreul waaye fi mu nekk combat boobu ñu ngi koy jël di ko suul di yëkkati combat wu égalité bi ñuy wax ci wàllu tolérance ci ne nit ñi nañu toléré lu normalul lu baaxul loolu nga xam ne mooy homosexualité na ko nit ñi nangu nga gis même bi ñuy wax ci aux États-Unis ne ay violence policière am na fa ñu rey fa ay nit ñu ñuul te ay policiers yu weex rey leen ci anam boo xam ne anam bu ñaaw a ñaaw la ndax jàpp nit jël sa teg ko ci loosam dësu ci kawam dëstandiku ci kawam muy yuuxu naan mënatuma noyyi ñu jàpp ko mënate ko tëral ko ci tali bi ñadd ko comme ni ñu ñàddee xar muy yuuxu di yuuxu ba loolu fatt ko ba mujj gi mu mujj gaañu ci loolu faatu ci loolu image boobu lu ko gën a ñaaw ci kaw suuf xanaa bàyyi ma sax boo ko doon jàpp ne da nga koy ñàdd di ko takk boo ko jàppee ba xam ne maîtriser nga ko di nga ko bàyyi quand même waaye doomu aadama nit nga jël ko di ko def xeeti ñaawteef yu mel noonu ba muy dee ci loolu di faatu ci loolu ba pare nga wëlbati ko di wax ne yow xam nga àqu doomu aadama loolu kay lu ko gën a ñaaw amul waaye bi nga xamante ni nit ñi jug nañ pour wan la gars yi nañ garaawee bi nga xamante ni violence yooyu am na nit ñi jug di wax ci Black Lives Matter léegi la vie des noirs compte waaye kii bi nga xamante ni jug na mouvement bi nga xam ne jug na aux États-Unis ñëpp dugg ci star yi nekk ci showbiz bi ñu nekk ci sport ñëpp dugg ci ñuy wax Black Lives Matter mais mouvement international mondial boobu lan lañ def dañ ko infiltrer ak seen lobby LGBT yi mooy ñi nga xam ne ñooy xeex ci wàllu ngóor jigéen ak homosexualité dugg ci lool am ci doole ba mujj daanaka nangu combat bi jël ko jëmale ko ci côté boobu ba la nit ñi doon xeex ci wàllu jox cër nit ku ñuul
yamale nit ñi ci wàllu xeet wàllu couleuru yaram ak yooyu daanaka loolu mujj des ginnaaw beneen combat ñëw ci kanam boo xam ne léegi dafa mel ne ñoom ñaar ñoo ànd léegi mu mel ne yow tey boo nekkee tey di xeex ci àdduna bi ngir ñu yamale nit ñi ci seen wàllu couleur dafay mel ne tamit da ngay cautionné waale combat bale di wax ci wàllu tamit nit ki li mu bëgg a doon mën na koo doon ñu daal di commencé tasaare loolu mu nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la te ay xeeti nax la yoo xam ne ñu ngi koy nax nit ñi mën nga nangu combat bi ñuy xeex ci yamale nit ñi ci seen wàllu couleur yaram te sans pour autant que nga ànd ci bale nga xam ci wàllu LGBT la jëm mais dañ leen a jël jaxase leen fi nga xamante ni foofu laay daanelee mooy ñu gën a vigilant ñi ngi ci wàllu modd ay temps defoon na ci ay yenn waxtaan bàyyiloo ci xel mbokk yi ne leen style bi ñu jël léegi ci ni ñuy solloo way xale yu jigéen yi ci tuba yu sew yu xat yi ñu leen di solloo yëre yu sew yu xat yi ñu leen di solloo mu yor yenn forme yi lépp ci loolu la jëm ci wàllu puus leen ak xërtal leen ci def ci ñoom xeetu njigéene mu mel na comme lépp loo xam ne dañ bëgg mu taaru dañ bëgg mu rafet rek foog mu am lu jigéene lu ci nekk ba ku góor ki bu bëggee solu sol bu rafet ci wàllu lu dëppook jamono faw mu def ci yoo xam ni day xaw a jigéene ci couleur yeeg ci sol yeeg ci niñ koy ñëwee mu nekk piège bu doy waar boo xam ne lu bari suñu jeunesse bi tàbbi nañ ci loolu ñu jiital ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy def ay cobaye te moo ñuy tuddee star yeeg idole yeeg xeet ñooñu nga xam ni daanaka lu bari yenduwul ci seen bopp ndax nit ki am na ci yoo xam ne boo ci dee évoluer des fois da ngay limité wu tuuti intellectuellement ñoom la gars yi di jël formaté leen jël leen yëkkati leen surmédiatiser leen léegi def leen ay cobaye di leen solloo genre xeeti yenn sol yu mel noonu bu ko defee yooyu nekk loo xam ne mooy doon xewit bu xew jeunes yëpp daal di bàbbeeku topp ci di ko toppandoo loolu benn la beneen ba ci des mooy ñi gën a tuuti ñi ñu ñëw ak ñoom ci dessin animé yi ba ci léegi ñu ndaw ñu tuuti ñi ci ay Little Angel yi ngay gis Little Angel bi ñuy wax ay Little Angel ak yeneen yi nga xamante ni ay Little Jojo ñooñu nga xam ni ay xawma nan nurse ay the wheel on the bus yooyu noonu ñuy tegal xale yi léegi mu nekk ne dañ koy diffuser gratuitement def ko ci YouTube beeg ci yenn chaîne yi nga xam moo nekk ci réseaux sociaux yi nit ki di ko tegal doomam mu koy seetaan xale yi bëgg ko lool ndax dafa bari ay couleur dañ ko def de sorte que dafay attirer xale yi ndax dafa bari ay way ba pare couleur yi dafa bari mucc ci jamono ji ci xale yi jafe na trop boo tegee sa portable ñu ñëw jël ko jàpp ko boo tegee sa ordinateur ñu ñëw jël ko jàpp ko mais ak bari ay symbole LGBT muy seen drapeau bi nga xamante ni mooy drapeau arc-en-ciel bi ak cee fees ak ñu ko cee jël dugal ko ci bu baax a baax ci façon boo xam ne sax da ngay dem ba da ngay tiit daanaka couleur yi ñuy def lu ci bari arc-en-ciel la mu mel ne dañuy togg xale bi di ko préparer ci symbole boobu loolu li muy symboliser mu nekk lu mu bëgg xale bi bu bëggee symbole li loolu noonu couleur boobu drapeau boobu mu bëgg ko arc-en-ciel bi mooy the rainbow léegi da ngay gis ne loolu préparation la bu ñu préparer xale bi te jàpp naa ne benn étape rek la am na yeneen étape yu ñëw bu ñu toggee xale bi ci drapeau bi ba mu familiariser wu ak moom am na beneen étape bu ciy topp kon ñoo ko gisandoo gis nga drapeau yooyu ci ay place yu bari lañ koy placer léeg-léeg yenn épisodes yi lépp ci couleuru drapeau bi lay nekk moom la ñuy jàngal xale yi wax xale yi sorte de couleur yi ci nekk couleur lii la couleur léeg-léeg dañ koy jaarale ci ay fruits léeg-léeg ñu jaare ko ci ay ice cream bu ko defee wax ne dañuy defar ay ice cream ci kër gi léegi ice cream yi telle couleur la léegi couleur yooyu yëpp boo ko boolee mooy couleur arc-en-ciel ñu jël ko boolee ko mélanger ko voilà léeg-léeg loolu la ñuy def léeg-léeg dañuy def arc-en-ciel bi ci boppam daal di koy jël di ko jàngal xale bi di ko wax tamit li ci nekk ci ay couleur wallahi wax jiñ koy wax nii nekkul paranoïa mais xam ne tayeef la te am na jubluwaay bu nekk ci ginnaaw du rek rafetuk arc-en-ciel ak bëgg bañ ko bëgg rek moo tax mais xam ne arc-en-ciel tey moom mooy am lu muy symboliser ak lu muy jëmmal ci lu jëm ci wàllu ngóor jigéen
loolu moo tax ñu ragal ne kon jël biñ koy jël di ko miin loo xale yi ci biir dessin animé yi am na jubluwaay yoo xamante ni moom moo ci nekk. loolu lañ ne woon dinañ ko indi wax ko li ñuy jeexalee rek mooy wax ne li ñu mën mooy naqarlu mooy ñaawlu waxtu mi suñ position waxtu mi suñu bëgg-bëgg boo xam ne suñu diine la ñu sukkandiku wax ko te loolu am nañ sañ-sañ wax ko. dañ nekk ci dëkk yoo xam ne dafa am liberté d'expression am liberté d'opinion mooy ne wax dëgg yàlla naqarlu buñ naqarlu ak wax bu ñuy wax suñu opinion sans pour autant que ñuy attaquer kenn wala di dugg ci yenn détails yi wax dëgg tamit fulla la ci ñun en tant que ay jullit ndax ci suñu ngëm-ngëm lañ sukkandiku te suñu diine la ñuy sàmm suñu ay nit ñi bokk ak ñun diine la ñuy jéem a bàyyiloo xel tamit moytandikuloo leen ba ñeneen bañ leen a def loo xam ne dafay safaanoo waroog seen diine te loolu jullit bu nekk sañ na ko kon wax dëgg yàlla li ñu def suñu waru gar la donte nag chantier bu rëy rëy la mbir mu yaatoo yaatu la waaye nag en tout cas mi ngi noonu xam naa ni guerre la boo xamante ni à bas bruit la ñu bari léeg-léeg duñ ci bàyyi xel xëy na léeg-léeg foog yenn yi am rek benn affaire xaw a génn nit ñu soog a tëb gis ne am na lu ñuy defar kon nañ jug wax mais yaakaar naa mbir mi gën na yaatu loolu te gën na ko sew des fois yenn yu sew yi nit ñi duñ ci bàyyi xel trop mooy tax léeg-léeg ñi ñu tuddee les gardiens ñi nga xam ñooy nekk ci société bi di bàyyiloo xel nit ñi ñenn ñi ay jàngalekatu xam-xam lañ ñu leen tuddee ay oustaz ñenn ñi ay activiste lañ bokkuñu ay méthode xëy na yii activiste yi di mën a def ak ci ñi mën a dugg yow muy jàngale ci diine doo ko mën mais li nga mën mooy jottali kàddu yàlla wax sensibiliser nit ñi xamal leen lu baax mooy tundikuloo leen lu ñaaw ak lu bon jéem a fexe wax ko sa kéemtalaay kàttan ci teggin continuer nag di ñaan suñu kéemtalaay kàttan ngir yàlla sàmm diine sàmm jullit ñi hada wallahu alam wassalaamu aleykum wa rahmatullah